bi le même jour ci la def benn signature boo xamante ni c'est sous réserve quelques jours après ci seen ay négociations ñu gis ne moom it dafa dem pour des questions yoo xamante ni évoqué na des questions ci wàllum logo bi couleur yi ñu choisir ak surtout mu ne au sein de cette coalition dafa manqué benn démocratie boo xamante ne day leen di freiner ñoom ci seen ay bëgg-bëgg ak li nga xam ni peut-être moom la ñu mën a joxe comme seen ay avis est-ce que loolu na demee réellement. waaw effectivement gis nañu jour lancement bi Bougane génn ñëwaat quelques jours après mu def benn conférence de presse wax li mu wax mais li am ba am moo di gis nga une coalition elle doit être forte te Yewwi Askan Wi comme ni ma la ko waxee sànq ci histoire du Sénégal bokk na ci coalition yi nga xam ne nii ni ñu ko tëggee moo gën a wóor te moo gën a dëgër. Bougane effectivement Khalifa Sall contacté na ko waxtaan ak moom mu nangu it charte bi parce que li jar a xam moo di xëy na ñu ci bëri ñu ngi wax ne comme ni nga ko waxee sànq amul démocratie waaye bu ñu gisee choix bi ni ñu doxalee moo di dañu ne ñeenti parti yi nga xamante ne nii kenn amatul lu ñuy werante ci ñoom. waxuma it loolu su ma ko waxee ça ne veut pas dire que ñeneen ñi am na lu ñuy werante ci ñoom waaye da di parti yoo xam ne nii am nañu jaar-jaar comme it ñeneen ñi ni ñu amee jaar-jaar bi ñu toogee waxtaan ba tënk lu ñuy tënk li ñu def mooy nous avons fait le choix commencer par def li nga xam ne nii mooy base bi socle coalition bi ñu liggéey ci ba nga xamante ne nii bu ñu demee ba le plus important suñ ko defee mën nañu def ouverture ba ñi ci des ñu ci bëgg bokk yëpp ñëw loolu li ko waral moo di xam nga bu fekkee ne da ngay bëgg di waxtaan surtout ci lu mel noonu bu ñu ne woon dañu bëgg def coalition bi ñu woo dans la foulée tous les partis et mouvements yi nga xamante ne ni bëgg nañ bokk ci coalition bi bu boobaa ragal naa ne ba fii may wax ak yow du fekk ñu lancer coalition bi te bul fàtte it ni on est pris par le temps élection yi c'est en janvier processus électoral enclenché nañ ko depuis bu yàgg et tout est séquencé selon délai yu wóor donc il fallait nécessairement ñu jël benn choix bu ñuy permettre ñu avancer rapidement et efficacement ba nga xamante ni ni bu ñu commencer coalition bi du am benn problème donc loolu moo tax bi nga xamante ni waxtaan nañ ba juboo ci ni ñu koy tënkee ci la ñu bind benn charte mooy li ñuy lié ñun ñëpp bi ñu ko bindee ñun ñu envoyé ko képp koo xam ne ni da nga bëgg a bokk ci coalition bi muy parti politique muy mouvement ñoom ku ci nekk jot nga charte bi lire ko nangu ko am na ñu ci def ay observation yooyu ñi ko ci def yépp bi ñu ñëwee jël nañ en compte seeni observation pour wax rek ne ñi naan xëy na coalition bi amul démocratie dañu réere mbir lu bëri charte boobu du rek te sax charte bi xëy na PDS am na lu mu ci bokkoon mais it bi ñu demee ba commencé liggéey à 3 ñun ñett ñoo ko jël en charge bind ko dëgëral ko jox ko parti yi ak mouvement yi nga xamante ni moom laa wax sànq ñoo ci bokk te ñoom ñëpp ñu def ci observation bi ñu ci defee observation ba pare fekk na aussi xam nga bi nga xamante ne ni nekk nañ di waxtaan ci couleur yi di waxtaan ci logo bi di waxtaan ci tur bi li ma la wax sànq mooy mënuñu ko waxtaanee déjà à 3 c'était très difficile jël nañu temps bu bëri ba ci tur bi dañu jëloon plus de 15 tur yoo xamante ne ni dañuy def di jàngat tur bu nekk ñu di ko jàngat benn par benn bu ñu demee di def di éliminer benn par benn te bu ñu jàngatee ba bari dañuy génn te am na mag ñoo xam ne nii xam nañu dëkk bi maîtriser nañ bu baax wolof dañuy dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ñu wax ñu ñoom seen xalaat ci tur yi nga xam ne nii moom la ñu bëgg a tuddee coalition bi noonu la ñu def noonu ba ñëw ci Yewwi Askan Wi bi ñu ñëwee ci Yewwi Askan Wi nag ñu waxtaan ceeg ñu ci war a waxtaanal ñu xamal ne ñu
tur la boo xam ne nii baax na donte ñun xam nañ ko moo tax ñu taamu ko dugaloon ko ci tur yooyu ñu xamal ne ñu tur la boo xamante ni tur bu baax la méngoo na ak situation bi ñu nekk donte ñu ne xamoon nañ ko ba ci couleur bi couleur yi bi ñu koy tëggit dañu jël en compte couleuru parti politique yëpp Sénégal li fi nekk ci ay parti politique mat na peut-être ëpp na 300 partis politiques mënuñu it ñu jël couleuru parti bu nekk. kon couleur yi moom feeñul ci logo bi da ngeen jël peut-être l'essentiel mais couleuru parti politique yëpp je pense que mënul figurer ci logo bi. xam nga loolu kon figurer wu ci. figurer wu ci. donc dañu jël couleur yi nga xam ne nii parti yi ñu ci bëri nuróole nañ ko ñu jël ko dugal ko d'ailleurs Bougane mi ngi wax ne couleur bi dafa niroo ak couleur yi ñu jël dafa niroo ak couleuru Pastef waaye Pastef je crois que ñoom seen couleur vert la ak blanc ak rouge su ma jumulee mais bu dee couleuru Yewwi Askan Wi amul rouge rose la d'ailleurs moom dafa ne rouge la ñu ne ko déedéet du rouge rose la mu ne magenta la kon nag c'est un excellent communicant xam na xëy na li muy wax waaye li wér te wër moo di couleur yi ñu jël dafa nekk couleur yi nga xam ne nii moo gën a bari ci li parti politique yi am comme couleur te it on était limité mënuñu jël plus de deux couleurs mënuñu jël plus de deux couleurs. alors pour avancer rapidement comme heure baa ngi dem pour terminer ci chapitre boobu moom naka nga gisee génnam est-ce que réellement yaakaar nga ne luñ ko mën a nangul la wala pour comme ni ko ñeneen ñi di yaakaaree wala boog ni ñu ko jàngatee ay détails la yoo xamante ni waru ko woon mën a génnee ci biir coalition bi. waaw man du ma wax mukk ne ay détails la parce que nit ku nekkit bu fekkee ne dafa am looy revendiquer daf la ñor donc du ma ko tuutal waaye man li ma jàpp moo di fi ñu toll situation ba ñu toll ak coono bi nga xam ne nii sénégalais yi ñu ngi koy am ak yaakaar bi nga xam ne nii amoon nañ ko ci coalition parce que suñuy fàttalikoo bëri woon na ci yenn chroniqueurs yi ba ci sax xëy na yenn taskatu xibaar yi ñuy wax ni xëy na coalition bi du am parce que am na yu ñu ciy dégg waaye yooyu yëpp dafa nekkoon ay spéculation mais li nga xam ne ni mooy li Bougane def pour man njuumte la rek njuumte la parce que fi ñu toll situation bi bu urgente bi ñu toll waroon nañu avancer ci leneen lu dul nekk ci ay couleurs waaye li jar a xam aussi mooy man jàpp naa ne Bougane xamoon na ni loolu muy laaj duñ ko nangul parce que gis nga coalition Yewwi Askan Wi dafa nekk au-dessus de tous les partis et mouvements yi ko bokk coalition bi dafa am doole. mais loolu aussi est-ce que du confirmer li mu doon wax rek ni ñett parti la yoo xamante ne ñoom ñoo nekk au sommet ñoom ñooy décider ñoom ñooy xool lu leen neex dégluwuñu ñeneen boo nee xamoon na ni lu mu soxla moom duñ ko nangu. li tax ma ni xamoon nañ ne li mu soxla du ko am c'est très simple moom c'est un communicant c'est un spécialiste de la communication su fekkee ne lancé nañ coalition bi ñu ne sénégalais yi coalition bi day nii la tudd Yewwi Askan Wi ñu ne leen coalition bi tur yi lay am coalition bi logo bi lay am waaye bu ñu demee ba ñaari bés ñetti bés ñeenti bés fekk semaine ñu ñëwaat sénégalais yi déedéet suñu coalition bi tuddatul nii nee la tudd couleur bi finalement changé nañ ko logo bi changé nañ ko loolu du dalal xelu sénégalais yi te su fekkee ne dafa am ci loo nekk nga am ci perception bu wóor am ci conviction bu wóor mu wóor la ne lii day dox doo ci tergiverser loolu moo tax ñun mani Bougane xamoon na ni dès lors que lancement bi def nañ ko lancement bi dafa cristalliser tur bi cristalliser couleur bi cristalliser logo bi donc loolu ala kulli alin mënuñ ci woon ñëwaat moo tax ma ni Bougane xamoon na ni loolu duñu ko nangu te gis nga li jar a xam moo di coalition la boo xamante ne nii dëgër gi mu dëgër dañ ci prévoir lépp